maaleykum salaam Mohamed maa ngi lay fay di la gërëm ci dalal bi. alors Antoine tey kan mooy sa gan ak looy waxtaanee. Gora Khouma mooy suñu gan tey dañuy waxtaanee wàllu transport xam ngeen ne tey jile ak suba transporteur routier dañoo nekk ci grève li ko waral nag dinañ ko waxtaanee parce que poñ yi bëri nañ léegi ma dalal sama gan bi Gora Khouma Gora maa ngi lay nuyu. voilà ñu ngi lay fay Antoine ak Mohamed mais di jëkk a nuyoo nag permis de conduire di nuyu catégorie comme ñooñu mandaté ci turu cadre bi ñu teew fi. jërëjëf ci sa teewaay bi laata ñuy dugg ci biir waxtaan bi bu baax a baax dañuy daal di dem rek fële gare des Beaux Maraîchers fekk ji suñu reporter Mamadou Lamine Fati mu defal ñu le point de la situation Mamadou Lamine maa ngi lay nuyuwaat. maa ngi lay fay Antoine. waaw mbir mi nu mu tëddee foofu ca Beaux Maraîchers. waaw pour wax na rek fi nga xam ne mooy Beaux Maraîchers jafe na d'abord nga gis fi oto bi nga xam ne sax mu ngi stationné wu pour mën a wax ne day génn wala day dem loolu mooy bu njëkk bi ñaareel bi client yu bari yi nga xam ne tase nañu fii yu si bari yëguñu woon sax ne grève bi am na naam annoncé woon nañ ko lu bari mais ñu bari dañoo surpris maanaam dañ leen bett bu baax a baax li nga xam ne ñoom néew nañ yenn oto yi nga xam ne ñoo teelu na ñëw mu yenn taxi yi xam nga fajar bi dañuy teel a ñëw ay 5 heures yooyu ñoom ñoo indi yenn clients yu si njëkk ñoom dañoo teg rek dañoo wàccee clients yi rek dem seen yoon clients yooyu nag ba tey jile ñoom clients yi ñu ngi taxaw ci arrêt bi pour jéem a xool ñenn ñi léegi sax la gis benn groupe bi nga xam ne mu ngi jaaree pour dem côté Yaraax bi pour jéem a ñibbi kenn ki bu nga ko laajee dafa ne ma man est-ce que du ma dox damay génn daal xool est-ce que su ma amulee oto daal dinaa dox donc mu doon jafe-jafe bi nga xam ne askan bi ñu ngi koy commencer di ressentir et lu ci gën a doy waar Antoine mooy mbetteel bi nga xam ne ñenn ñi am nañ ko suy ñëwee da ngay ñëw nga ne xanaa yëgoo woon grève bi ne day jàpp boppam donc mu doon li nga xam ne métti na beneen wàll bi charrette yi nga xam ne ñoom as yi ñu ngi commencé di def seen i mbir ñu ngi commencé di jël yenn clients yi di leen yóbbu pour le moment daal pour wax Antoine Beaux Maraîchers bi nga xam ne saay su ne dañ fi doon gis ay clients yu bare ay coxeurs yi nga xam ne ñoo lay tasantel ci buntu bi di la jéem a orienté fa ngay dem tey jile coxeurs yooyu gisuñu leen clients yi gisuñu leen oto yi xam ne daawoon nañ fi nekk sax oto yu bari nekk fi ay quelques oto rek lañ fi gis fii nga xam ne mooy Beaux Maraîchers Antoine. jërëjëf Mamadou Lamine Fati dinañ jokkoowaat ak yow ci suñu yeneen édition mu nekk suñu reporter nekk ca gare les Beaux Maraîchers Gora Khouma dégg nga lu mu wax nu mu décrire situation bi oto demul oto dikkul sa commentaire ci première heure grève transporteur routier yi Sénégal. waaw commentaire bi ma ciy def day d'abord ginnaaw man mi ñàkkoor laa jógee ñëw fii tesantuma ak oto mu def transport de marchandise ba transport de passager. te ban heure nga fa jógee. maa ngi fa jógee ay 5h30. gisuma dara. loolu nag dafay tekki ne engagement yi nga xam ne les différents syndicats responsables syndicaux jëloon nañ ko mais aussi ci bëgg-bëggu base bi tamit fekk seen ci loolu la wante Antoine ñun bëgg-bëgg bi ñu ci am du sonal askan wi. ba jéem a nërmeel économie réew mi ndax ci réew mi lañ bokk. ñun dañu bëgg ku ñu déglu wax ak ñun jëf ju leer nañ ju amal njariñ. kon yéen da ngeen jàpp ne kenn dégluwu leen. waaw non xam nga mbir mi ku nekk xam na ne lii mbetteel loolu ki wax ne am na client yu am mbetteel. mais man gëm naa ne am na mbetteel aussi ci pouvoir bi ndax jàppoon nañ ne peut-être loolu du am. ba ñu bari daal defoon nañ ne daal waxu kese rek la maanaam du guerre bi du am suivi. mais nag am na suivi mais loolu lépp nag. li may wax rek nous sommes des Sénégalais. waaw te lu jàmm rek lañ bëgg. waaye dañuy wax ne rek ñun ku régler suñu problème lañ bëgg. waaw ku régler suñu problème daal. la ñuy diglu. mais du question leneen ak leneen ñi nga xam ñu la ko siqal nag ñoo war a xam ne ñun ci citoyen lañ bokk xoolal rek taxi yooyu nga xam ne. dañoo sàcc ci fajar gi ñëw foofu dawaat. waaw loolu sax moo naa ñàkk amul njariñ. ndax concurrence déloyale bi am ci réew mi. ñi nga xam ne am nañ droit def transport rawatina taxi yi. am ñeneen ñoo xam ne ñi amuñu droit def transport di ay deux roues di ay véhicules particuliers yoo xam ne yi ñoo arraché transport bi ci secteur interurbain bi ak urbain bi yëpp. nungu ko. ay cag-cag yoo xam ne taxi yi kenn liggéeyatul. taxi yi mën nañu wax ne parce que léegi ni mu jeexee ci région yi noonu lay waaye jeexee ci Dakar. léegi xam nga yaa ngi dugg bu baax ci seen différentes revendications
dinañ ci delluwaat mais constat général bi laa bëggoon ñu delluwaat. waaw le constat général mooy grève bu mel ni gëj na am. appelé nañ ko application bi. waaw le mode est suivi au niveau national. grève bu mel nii gëj na am. gëj naa am lu tax ngeen manko nii. est-ce que da ngeen toog ba jàpp ne boo leen demee de façon individuelle seen revendication du faju. effectivement oui parce que lii déggoo bi gëj na am ci transport. studio bi oui yàgg naa fee ñëw. waaw ci sama mbiru bopp. mu am ñeneen ñu nekk ci yeneen studio di contre li may def. ci seen biir. waaw ci seen biir léegi nag dañoo dem ba ñu am ñëpp ñu am conscience bu toll ni ne li ñoo fait la force. ki am doole ki amul doole nañ leen boole doole yëpp muy benn doole. ñu demandoo ko ndax bu ñu ko demandoo rek du am benn échappatoire benn syndicat mën a tax daan ne man bokkuma ci grève bi. moo waral 14 syndicats yëpp ñu dajale leen ñu wax le même langage muy cadre unitaire des syndicats des transports routiers du Sénégal. amul échappatoire loolu moo waral ni ku nekk nag même bu fekkoon ñaari nit nga am tamit sa ñaari nit yooyu dañ taxaw. loolu moo tax la grève bi réussir. grève bi moom dëgg-dëgg ni mu demee nii réussir na ndax grève bi li tax mu réussir mooy camion ba muy transport de passager ba muy lu ma doon ñëpp a taxaw nañu. kon grève bi et puis ni ko defoon nañu tournée nationale. 14 régions yi wër nañu ko ak département yi engagement yi kenn ku nekk waxoon moom nga jëfe tey jii. kon nag léegi nag bal bi ci ñaar la des. muy ñun ñi nga xam ne tey jii ñooy responsable yi. ak l'état. ñun ñi nga xam ne ñooy rek responsable yi mooy la ñu base bu wax na lii tax ñuy geraw am leen ko ñu dañ kaa war a am bàyyi leen ñu dem liggéey amuñu ko ñu téye fi ñu war a téye parce que loolu la ñu sant ba tax ñu dem geraw. ki dem geraw dafa am lu tax mu dem geraw mais bëggul dem geraw parce que dafa war a reposer non parce que ku liggéeyul doo fayee ko. ñun secteur informel la ñu yore mais jaral nañu ko moo waral ñu ne geraw bii comme daanañ ko def ba nit ñi jëppi ñu tey nañ ko defandoo beneen muy sànni tàccu am baa ñàkk. d'accord am waa ñàkk. yéen type de transport yëpp la ñu concerné grève bi moom la concerné est-ce que xool ngeen en termes de projection ci wàllu perte yu mu mën a def ci économie bi. boo leen doon xayma. waaw loolu moom du ma économiste mais xam naa ne. am na benn camarade rek buy wax ne mosoon naa toog président Wade. waaw ci grève boo xam ne bi sax c'était pas suivi à 100%. mun na ko borom xam-xam yi ci wàllu économie nee nañu journée bu nekk danañ ci ñàkk 7 milliards. te boobu ci grève bi rek ci grève boobu te boobu ñëpp sax. te boobu nekkul woon ñëpp. waaw moom ñëpp taxawuñu woon. waaw donc moo tax ma du ma économiste ba mën a xam réellement. le montant bi nga xamante ni mooy. xayma rek la. comme ça askan wi xam. porter seen grève en tout cas c'est des milliards. waaw milliards yooyu ci lañ bokk ci nga bokk keneen ci lañ ñun ñëpp ci lañ bokk. waaye nag dama ne daal nit ki bu bëggee dara. waaw. da koy jaral dara. man nag jàppoon naa ne. mbir mu du egsi fii puisque préavis bu ñu déposé depuis 2 mois. 2 mois. amul réaction ba ñu def ay heures. mu bëgg am ay réaction yaakaar naa ne loolu du sotti. dégg naa sax kenn ci yéen mu ne ministre message la leen envoyé WhatsApp. waaw xam nga c'est pas le ministre dafa defar convocation. directeur des transports moo ko envoyé par WhatsApp. mu envoyé leen message par WhatsApp. waaw pour wane ne. le ministre a besoin de nous. mooy lundi ba le passé fekk boobu lundi boobu li tax mënuñu woon dem. boobu jël nañ suñu engagement base bi soxla nañu ba defar programme bi région par région. ba def joxe suñu cotisation hôtel yi ñu war a réserver nañ leen ba fay nañ leen ba pare. def nañ yëpp départ moo des ñu war a départ jour bi ñu war a départ boobu marché pour dem faire le Sénégal. waaw ci la loolu ñëwee ñu ne non ñun on démarre le mardi. pour terminer le mercredi. waaw léegi nag bu ñibbisee. boo ñu soxlaa. mais entre temps amul woon possibilité ngeen gisee. waxtaan parce que askan bi itam il faut que ñaari parties yi xool intérêt askan bi. ñoom ñoo ñu owul. waaw ñoom ñoo ñu owul. waaw ñu wowul maa ngi jégalu. waaw léegi ñoo ñu owul bi ci des. waaw dafa am loo xam ne lii ministre des transports moom ko. ndax décembre bi passé 31 décembre signé nañu protocole d'accord ak moom ci grève boo xam ne bii. tamit amoon na fi. wax laan ci protocole d'accord boobu. daf koo signé ci ak liñ point yu jubóo yëpp da koo signé mais malheureusement biñ génnee jëlee protocole d'accord ba léegi moo door bi ci wàllu policier boo ko woon accord bi mu xool cachet ministère des transports dana yilifu ma. nga woon ko gendarme mun a yilifu ma nga woon ko douanier mun a yilifu ma nga woon ko waa mairie mun a yilifu ma. moo war a cette fois-ci foofu nag problème am na. moo tax ñu ne nag cette fois-ci. ministère des transports li nga xamante moom la jubóog ñun ci département na ko signé mais ministère forces armées. lañ jubóo ci département na ko signé ministre de l'intérieur na signé ministre territorial na ko signé. nga xam ne léegi dootul amati sama yónni ko ticc. mais yaakaaroon na nag soldat gouvernemental. signature yu Mansour Faye boobu rek waroon naa mën a doy. ci
mu jël ay engagement ci gouvernement bi yëpp. mais mais malheureusement nag xam nga gouvernement du doxe noonu boo xoolee par exemple ma joxe exemple enseignants yi bu ñuy def yenn ndaje yi ministère des finances yeneen ministères yi fonction publique da ciy bokk est-ce que jotul ñooñu ñëpp dajaloo ak yéen waxtaan. bii moom tënk ci lenn. déedéet moo tax ma ne ku la naxoon daaw. ku la naxaatee ren da laa neex. comme loolu amoon na bii moom signature Mansour Faye taxul ñu bàyyi. dama ne signature yi yëpp képp koo xam ne ki sa loxo laal na ci suñu plateforme bii di nga signé boo signé wul duñ bàyyi suñu grève ndax bëgguñu ñii signé ñu bàyyi grève bi ki signé wul mu bañ kaa engagé ak waa këram. dama ne problème bi moom sànni tàccu la fi nekk nii. sànni tàccu la dañuy am li ñu bëgg. alhamdulilah rabbil amuñu li ñu bëgg ñu taxaw continuer taxaw ba saay bu mu ne. wax naa ko léegi sa benn collègue bu muy ree. dama ne ko grève bi mën naa nekk 1 mois mën naa nekk 1 an. mën naa nekk aussi quelques heures. xanaa nag kay duñ yegg foofu. parce que gëm naa ne tey xëy na autorités yi sax dinañ réagir. tey conseil des ministres am dama ne mën naa nekk ay heures. oui mu jeex mën naa nekk 1 an aussi mën naa nekk 3 mois. ça dépend maintenant ci ak yi ñuy soxla. waaw xam nga ñu demuñu gërëw rek pour ut tur. d'accord ou bien nangam. ay ak yi lañ bëgg kenn ku nekk li taxoon nga dem gërëw. dafa am lu la mitit boobu nag tant que réglé wuñ ko. dañuy faillir à notre mission te loolu ñaanuñu ko yàlla. moo tax ñun yàqamti wuñu de. point par point li naqari ñëpp nañ ko saafara ñun ñi am jàmm. d'accord am na poñ bi nga xamante ne bokk na ci lu leen naqadi mooy transport concurrence déloyale bi ngay wax war gaynde yi cak-cak yi mais jàppoo ne loolu dafa dem ba xaw a xóot pour nag ñu dindi cak-cak yi dina xaw a jafe. waaw dama ne état lu mu bëgg a def te danga ko def nit ñi dañuy am seen liberté di dox te ku doxu doo lekk mbir ñëw état na bu kenn doxati état lu mu bëgg a régler na ko régler. tey bu moto yooyu bu ñu ko bëggee régler xam nga lu ñuy def dañuy autoriser na benn moto bu mu yëfati kenn pour nga mën a xàmmee particulier yeeg ñu nekk commerce. mais kenn am na droit. yóbbu sa xarit. non xam moto boobaa nag loolu dañuy wax rek mais moto. waaw pour benn nit la. waaw moto moom pour benn nit rek la moto bu ñu doon benn nit la yem problème day am transport càq-càq yooyu yëpp ñu wax rek dama ne nit ñi bu ñu dugg ci transport lekk seen lañ waroon lekk ñu lekk ko c'est pas normal dama ne dafa am autorisation mu ñuy wax licence. dañ ne oto bii gouvernement moo ne am na droit def ko nañ ko bàyyi mu def ko. amul droit def ko bu mu ko def. ak ku ko mënti moom ak nu mu mënti toll ak nu mu leen mën a yàggee lu mu yàgg bant ci biiram ndox yàgg fa taxul mu nekk jën. dama ne état lu ko neex mu def ko moo tax transport de passager bi urbain bi dafa dee interurbain bi dee ay war gaynde war nga segg ak cag-cag ak jakartaak lépp yàq transport boobu transport bi jeex yàq complètement boo demee ci camions yi. dañuy wax affiposage dañuy wax UEMOA ba yaa ñuy wax affiposage mais man ñu jàpp nañ ne léegi affiposage sax amatul Sénégal pesage amatul sax camara pesage moo am camara pesage moo am benn nit rek sonal nit ñi di teg loo xam ne léegi ministre bi signé. ñu jël lépp sa lu koy ñu jël lépp teg ko ci àll ba. loo mënte yëpp da ngay fay di fay 2000 francs yoo xam ne tegul fenn ay frais d'entretien la loo mënte yëpp ñu la ëppal nga tegul mbir mi tegul ci yoon. dama ne léegi côté boobu comme la vache laitière. la camionneurs yi souffrir. tarif bi baaxut. njàpp mi bari na maanaam secteur camion lourd dee na secteur transport de passager dee na. ñaari secteurs yooyu comme nag ñoom lañ am. te ñaari ñëpp dañoo nekk ci souffrance. dama ne nag gouvernement bi jóg ak ñun ñu ànd xool lan lañ ko mën régler ñun ñu am jàmm. d'accord Gora naka lañ mën a régler problème pesage boobu parce que moom nga mujjee junj. waaw lan mooy solution bi. waaw xam nga solution bi mooy dañ ne UEMOA. xam nga UEMOA c'est une harmonisation. waaw du Sénégal dafa am ay normes. am ay normes. waaw Sénégal nag bàyyi na def ñun ñëppay def mu def ko. bu defee ñun tamit en tant que acteur routier ni acteurs yëpp def tamit ñu def ko mais dama ne li am Sénégal amul ci benn réew. amul ci benn réew lu leen neex la ñuy def dama ne maanaam genre xaw ma nu ma ko mën a waxee daal. ñoom daal dañuy représenter une vache laitière maanaam nag la boo xam ne bi daal transport daal dañ koy limon la boo xam ne dañ koy naj pour am ndox loolu lañ wax ne dafay arrêté affaire président nañu tege ci yoon bi yow jàdd gauche oto bi ñu ne ko de la route amul daw ba yaa nga jàdd gauche ñu bëgg a teg ay pièces yoo xam ne ci droite la nekk ba yow nga ndaw ci gauche ñu ne la da nga fay dugg force la nga fay dugg gouvernement bi nag mu bi si ñëwoon na loolu c'est pas comme code de la route tere na ko bu mu amati encore 2000 francs yi ñuy fay ñu ne ñun li ñu d'accord mooy képp koo xam da ngaa yéeg def surcharge fayal sa surcharge fay 2000 francs entretien yi boobu mais képp koo xam ne ki yow fay yàquloo dara man ëppuloo dara mais bul fay dërëm d'accord parce que loolu dafay encourage ñu ki sax ñu nit ci jàmm mais ku yéeg dañuy jël benn automobile boo xam ne bi benn moyen de transport boo xam ne benn paysan boo xam ne bi topp oto yi fu oto yi dem ñu yor seen oto boo ñëw ne kay yëkki di lekk xaalisu nit ñi yooyu lañu wax ne affiposage moom il faut que ñu toog
waxtaan un débat sérieux bu régler problème question boobu poids lourd yi dañoo sonn wax naa ko léegi. xam nga secteurs yi boo gisee grève bi réussir. du question sax boo xoolee ba leader syndicaux yi sax ñoom ñoo tax grève bi réussir mais souffrance bi nit ñi coono moo leen tax a taxaw. maanaam yéen acteurs yi yow mii sax mënoon nga leen taxawloo woon yow Antoine. waaw boo toogoon fi def na man mii Antoine en tant que journaliste. bis sangam dama bëgg transport taxaw. transport dina taxaw. ndax dañoo sonn ku lu taxawloo dafa dama ne kuy xeex ba sonn. boo ko attee mu bàyyi. d'accord foofu la transport toll. foofu ngeen toll. foofu la transport ak tracasserie routière yi ngeen di wax. wax xam nga tracasserie dañu ko yàgg a wax. waaw xam nga dañu ne leen. gouvernement lan moo tax mu moyen de transfert d'argent nga xam ne foo defee infraction. nga def ko baa ñu accuser la ko nga mën a jël sa portable. fa nga taxaw nga fay mu dem ci keesu état ñu jox la sa pièce nga dem ñu ba indil ñu ay attestation alkaati boo gis ma nga ak téeméeri attestation gendarme moo gis ma nga ak téeméeri attestation ñun attestation lañ bëggutu teg bët. léegi lan nga proposé ñu fay de façon électronique. waaw ñaata depuis janvier lañ ko waxoon ba léegi. waaw am na réew yoo xam ne loolu noonu la ñuy def. ñun suñu grève bi bokkoon na ci point yi nga xam ne bokkoon na ci. amoon accord ak gouvernement bi. waaw ba janvier ba ñu ngi ci décembre ba léegi dara amul. mais kon yéen accord yi ngeen signé ak gouvernement lan lañ ci appliqué dara moo tax ñu wax ci biir ñaata point la woon. lañ ko commencé woon. 1 mois janvier. waaw février dañ na ko moom 7 8 moo tax ñu ci biir plateforme bi ñu def respect des accords. xam nga respect des accords. loolu dafa garaaw application des accords kay. application des accords plutôt. dama ne loolu dafa garaaw ci en tant qu'autorité nga jël sa bic signé doo cachet nga engagé état du Sénégal. ba pare amul benn respect ci secteur yëpp nag ñun daanaka dëgg ci enseignant yi ñu naan waaye respect application des accords tey ndekete ñun suñu wàll dina ñëw ñu signé ñu pare ñu lewi suñu moo door pare mu nekk ay naxe kese ñoom nag bu ñu jàppaatee ne bu ñu owaatee signé ñu yóbbu ñu ci fa ñu boo ndaaw dañuy nax sa ils vont se tromper. dama ne nit buy wax da ngay wax li nga mën. li nga mun nga bu la doon rey tamit nga ne mënuma ko. ci ñun ak ci ñoom. waaw liñ mën nag ba signé ko ñu signé ko dañ kaa war appliquer suñ côté appliquer ñoom tamit ñu appliquer seen côté bu defee ñëpp am jàmm lii dootu fi amati. mais bu ñu yaakaaree nag fi nekk nii buñ ngeree 2 jours rek dañ toog rek ak gars yi daal 2 jours la ñuy def buñ ngeree 2 jours rek danañ dem liggéey ils vont se tromper. gerew yi dañ ne mën naa nekk 2 jours mais bu 2 jours yi jàllee te faalewuñu day nekk 1 mois 2 ans. non xëy na comme ni nga ko waxee xëy na sax tey dinañ ko évoquer en conseil. obligatoirement kooku moom parce que nag mouvement bi. non kooku moom obligatoire la. bi may xëy si gis naa ne ñu bëri am nañ jafe-jafe pour am. oto pour liggéey si. gouvernement bi lu maandu tey ci ñun. conseil ministre dina wax jëli. waaw dégg naa kenn ci yéen di wax xam nga wax nga war gaynde yi wax nga cak-cak yi. am na projet yi état bi taxawal mooy bus rapide transit. am na ñu njort ne loolu bu ñëwee dina xaw a laal wala boog dina rey transport urbain fii ci Ndakaaru mais ay responsable nekk ci projet yi nee nañ déedéet bokkuñu jotewul dara yow da ngeen am njort boobu it ba léegi wala. non xam nga Sénégal tamit dafa war a métro sax war na am Sénégal. war naa am waaw. waaw comme ñun loolu bañuñu loolu. mais ça veut dire que bi la BRT ñun def nañ ci ay réunions yu benn du ñaar avec AITF ak le gouvernement pour que ñu dugal ñu boole ñu ci dëgg. naka ci naka. ci façon yëpp ci seen rabattement bi maanaam bu bus rapide bi jàllee xam nga moom c'est des voies réservées. waaw bus la comme bus yëpp. mais dañ ko auto yoon boo xam ne bii rek. dëgg la gaaw dong la. waaw mais du leneen. léegi dañ ne bu wàccee client bi nañ ko fexe ba relais boobu ku ko fay jëlee di ko yóbbu këram mu nekk ñun. ak di ko jëlee këram moom waa jooju di ko indi fii bis bi di ko jël mais fekkee ne gouvernement dafa bëgg a jël lii bëgg a jël lee bëgg a jël lee loolu mooy problème bi maanaam yor bus bi rapide ba ut ay partenaires bi yoo tamit yoo xam ne ñoo ko defar relais bi loolu ça va poser un problème. TER baa ngi fas yéene dox ñu ne ànd nañ ci BRT bi ànd nañ ci mais nag transport gis boppam transport bu tey jii même Sénégal dem dikk bi ñuy wax gis nga tey bu ñu amoon li war. ba mën a concurrencer ku mën doon ñun amuñu problème mais dañoo seetaan ba suñu parc bi fétus yàqu complètement ñu bëgg a indi nag oto yoo xam ne yi dañ ci am wàlla ñun xanaa doo mën a état bi moo ko tey. non xam nga bay parc bi mu dem ba yàqu dama ne ba pare nag bëgg a indi yeneen oto yoo xam ne dañuy concurrence mais ku nekk am na droit def transport nañ fexe nag ba secteur bi nga xam ne moom lañu yàlla dénk gouvernement bi protéger ko sécuriser ko bay seeni borom am ci dara bu ko regee duñu bañ a xëccoo ku mën di doon ndax tamit àdduna xëccoo la waaye nag doo fekk nag koo xam ne kii presque dee na mënatu xëccoo te sax boppam nga bëgg a indi keneen di xëccoo moom loo koy da nga ñëw pour arracher ko ñun dañu ne nañ régler secteur ba pare protéger ko assainir ko ba secteur bi seeni borom jot ci li ñu war a jot ba pare bu ci jotee ba pare nag gaaru cee delluwaat fa ñu nekkoon
képp kuy bu dee sa ñun ñii sa bopp ñoo fi jël seen bopp cette place yi nga gis nii. bu ñu amoon li ñu bëgg am li ñu war a am bu ñu ko amoon cette place sax ñun ñoo ko fiy jëlee. minicar ñoo ko fiy jëlee. waaw yàgg nañ di wax cette place yàgg nañ di wax car rapide depuis lors mais. xam nga gouvernement du xaalis bu mu ñuy jox. ñun soxlawuñu tax et puis gouvernement sax mënuñoo jox. loolu lañ soxla accompagnement. wala encadrement lañ soxla. xam nga léegi gouvernement ne fait que créer des conditions c'est les conditions que nous réclamons. pour mën ñoo protéger bañ am oto yi normal liggéey bi aussi jaar yoon mais gis nga jamono yi tey jii Antoine boo jënd oto bu bees tàq. da ngay daanu puisque conditions yi ngay liggéeyee moo baaxul un encadrement sain lañ soxla. waaw respectueux lañ soxlawaat. réorganisation lañ soxlawaat. ñu protéger ñu ba ñu mën a am oto yu bees. waaw parce que soxla gouvernement dama bëgg population bi léeg-léeg nga dégg ñu ne ñi dañoo bëgg gouvernement bi joxoon xaalis gouvernement bi duñu jox xaalis. yéen du xaalis ngeen di laaj accompagnement conditions yu baax ndax banque yi ñooy joxe ñooy leble banque ngay fay mais doo fay gouvernement kon nañu gouvernement bi protégé ba oto yu bees mën a ñëw ñu mën cee jot te dañ ko war a jotee ñu encadre liggéey bi ba liggéey bi ku ci liggéey am dara moo xam camion nga yore moo xam taxi nga yore moo xam xeetu at oto boo yore boo ko jëlee mën a fay si ay boromam bu ko regee ñun dañu dem jëli oto yu sagare yi ñu yore dañ koy sànni ci àll ba dem liggéey. très bien léegi suñu temps jeex na Gora grève bi metti na de. waaw xam nga ñi ngi ñaanal rek ñëpp rek na ñëpp ànd ak dal. le mot d'ordre daal mooy na kenn ku nekk gaare soot. yàqaloo wuñ kenn xeexloo wuñ kenn xuloo wuñ kenn. ndax li ñu miti ñun la miti comme ñun la miti nag na kenn ku nekk gëm ne lu ñu miti muy camion hydrocarbure beeg muy suuf baag muy xëy yëpp xëy rek kay dem bitim réew ak kay def transport urbain kay transport interurbain kay yëpp a ci yem ni ñëpp taxaw après ñu amaat benn soutien de taille. muy le Mali ñoom ñoo ji ci grève bi lañ bokk Guinée ci grève bi lañ bokk. grève bi ñëpp a taxaw. waa Mali ak waa Guinée. ci ñoom ñëpp fi nekk nii. waaw tëj nañ frontières yi. te bu ko tamit dina laalaat seen dëkk. kon nag mbir mi sérieux na bu baax a baax. parce que xam nga tax muy métti. ñoom Maliens dañu nekk biir Sénégal. di souffrir. Gambie ñëw Sénégal di souffrir Guinée Bissau di ñëw Sénégal di souffrir. ñun aussi ñu dem seen réew yooyu di souffrir. mooy léegi yéen a bokk feebar bi voilà yéen a bokk feebar. Gora Khouma maa ngi lay gërëm di la sant. maa ngi nuyu wàll aussi membre cadre unitaire bi yëpp. waaw tey ma am seen ndigal. toog fi gërëm ñëpp rek muy permis bi ak catégorie. jërëjëf ci sa teewaay fii ci i rajo ak ITV mu nekkoon Gora Khouma bokk na ci cadre unitaire des syndicats des transports routiers du Sénégal ñoom nag dañ nekk ca ab grève tey jile ak suba seeni doléance bëri nañ wax nañ ci quelques-unes ci biir émission bi la maa ngi leen di gërëm yéen auditeurs yi téléspectateurs yi jërë ngeen jëf.